Sud FM. Il est 13h. asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm ci Sud FM seen rajo xibaaru digg bëccëg yi ñu dikk ak yéen ci lu ci gën a fës. Imam Dicko bi nga xamante ni moo waral coow la ca Mali daal dinay waxtaan ak Bayo Mar Gueye ci émission objection te ci suba lépp li nga xamante ni moo waral crise ba foofee ca Mali ak fu mu tàmbaleek ak fu mu yem ni lépp waxtaane na kook Bayo Mar Gueye muy exclusivité ci Sud FM teel na ngir ñuy wax lajj ci médiation bi bu ñu sukkandikoo ki fi teewal waa CIRID di centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue Maodo Malick Mbaye gis ne sax ne moom mi Imam Dicko bëggul sax dépasser ligne rouge bi maanaam di wax waxub démission ba tax na ñoom daal lu ñuy digle mooy ñu daal di fal ñaari médiateur coronavirus dinañ ko waxtaanee tamit tey jii ci dimanche bi téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti nit ñoo amee feebar bi fii ci Sénégal fukk ak ñetti cas communautaire la ñi ci ñàkk seen bakkan nag toll ci ñeent ba tey ci wàllu coronavirus bi xeex bekk waa Croix-Rouge jóg taxaw ngir rek jële ko fi waaye ñoom yéemu nañu loolu ci lu muy law ci Ndakaaru dafa gaaw trop fii nag nga xamante ni moo nekk épicentre maladie bi maanaam fii la gën a bëree ba tax na président Croix-Rouge bu Dakar di woote rek ñu soppi doxalin di lépp rek ñu jaarale ko ci wàllub sensibilisation xibaaru bitim réew dinañ ci dinañ dikk tamit ci wàllub rétrospective ànd ceeg Josette Kali Assane Thioune moo nekk ci xarala gi. ci kàddu gi mbokk yi ñu leen di dalal jàmm ci xibaar yi ñu koy dooree ak crise ba ca Mali fi mu nekk nii nag taxaw nañu ngir waxtaan fii ak tabaski bi loolu ku ko xamle di Imam Dicko mu xamle ko benn fan rek laata ñuy amal sommet extraordinaire bi nga xamante ne chef d'État yi war nañ ko def ci visio conférence foofee ca Mali ci tekkub nombre tànk IBK di Ibrahima Boubacar Keïta di président malien ba loolee loo xamante ne nag mënuñu ko rek daal di écarté bu ñu sukkandikoo ci Imam Dicko ndax gis na ne crise bi fi mu nekk nii nii xóot na loolu te complexe ndax benn waxtaan rek boo xamante ni ànd nañu acteurs yëpp moo rek mën a génnee Mali ci guuta yi nga xamante ni fa la nekk bu ñu sukkandikoo ba tey ci Imam Dicko tey jii moo doonoon ganub objection ak Bayo Mar Gueye mun ngeen ko dégluwaat ci suñu site www.sudfmsenradio.com bu ñu sukkandikoo nag ci Maodo Malick Mbaye di ki fi teewal waa CIRID di centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue teel na loolu ngir ñuy wax lajj ci waxtaan googee di médiation Imam Dicko moom sax am na foo xamante ne bëggu faa yegg maanaam bay tudd démission wu ki nga xamante ne mooy Ibrahima Boubacar Keïta ba tax na waa CIRID ñoom bëgg rek ñu daal di jël ñaari médiateur anglophone ak francophone ci sommet bi nga xamante ne war nañ ko amal niki ëllëg foofee ca Mali Maodo Malick dañ koy teewlu. dañuy d'abord delloo njukkal groupe Sud Communication ak rajoom ci li nga xamante ni génne nañ ko mooy waxtaan bi ñu amanteel ak ki nga xamante ni moo di Imam Dicko buñ koy wax nag c'est parce que ñëw na ci moment bi nga xamante ni soxla woon nañu xam comprendre ñu bari en tout cas public bi comprendre ñun ñuy suivre Mali comprendre nañu mais liñ ci ëppale te ñu am ko ci information en tout cas mooy te rajo Sud FM amal ñu ko tey ñu ko ci delloo njukkal mooy ñu xam ni Imam Dicko ci boppam am na ligne bu mu bëggul tam Imam Dicko moom mooy ki jiite maanaam ñi nga xamante ni ñi ngi fipp foofu moom ci boppam am na lu fu mu wax ni bëggul fa yegg maanaam loolu ñuy wax ni démission wu président Ibrahima Boubacar Keïta nga xamante ne nag kenn mënul wax ni président bu ñu fal ak nuñ ko mënti fale mbedd mi yëngu na rek na démissionné loolu moom dañ d'accorduñ ci mais li may wax mooy ñun ñëpp dañu war a ñaanal chef d'État yi ñu dox li ñuy dox mu antu ndax Mali bu muccee Mali tey bu pëtëxee maanaam bu tey Mali jaxasowee mais ñun Sénégal d'abord nañ ci jot suñu wàll bu baax may wax ni Kidira ak Kaay daanaka benn la leneen li nga xamante ni ñu ngi koy wax tamit mooy ñu jàpp ni mbir mi kenn mënu ko def ci parax dañu war a déglu opposition déglu société civile dégloonte crise noonu lañ koy gérer
dañu jàpp ne li gën daal ñun Serigne ñu wax ko mooy ñu désigner ñaari médiateurs yi nga xamante ne dañ naan li yéen ci turu CEDEAO yéen topp leen mbir mi te jàpp nañu loolu ku nekk ci côté anglophone ouest de l'Afrique la nekk ak kenn ku nga xamante ni mi ngi ci côté francophone bi ñu jàpp ni daal li ñu dégg tey tax na ñu am yaakaar ci sommet wu suba bi pour mu nekk sommet bi nga xamante ni mën na jur ci kanam ay jéego yu tax Mali nekkaat ci jàmm. SOS consommateur ñoom lu ñuy ragal rek mooy ñàkkum xar ci tabaski bi ay fan rek des si njëg bi nag di gën a yokk ba tax na waaye jëfandiku yi tiit lool ndax ñoom sax ñu ngi wax ne jëwriñ ko yor wàllu pa sàmm gi dafa rek daal di lajj tey tamit kii di président SOS consommateur Thiès di ñaawlu ñàkkum gunge collectivité territoriale yi dañ koy teewlu moom El Hadj Siré Bale Diallo ak Babacar Ndaw ay xar yu ndaw la lay yenn yi naan ay éleveurs sénégalais lañu di la ko jaay diggante 100 000 francs 125 ba 150 000 francs loolu vraiment mu doy waar ñu xalaat ni nag bare na ci consommateur yoo xam ni seen loxo jotul seen ginnaaw et que tabaski bi ni mu nar a mel ni mu meloon daaw dina yées ren kii di monsieur le ministre Ka chargé de l'élevage moi je dis et j'estime pour une fois qu'il a fait échec dans sa politique de l'opération tabaski 2020 comme en 2019 du reste parce que su demee ba ni dafay xaar ndigalu xalif général des mourides pour que taalibe yi seen bopp mën a impliqué wu ci yarum xar ak jaay xar pour que yenn tension jafe-jafe yu nga xam ne ñu ngi koy remarqué veyu tabaski loolu mën a dakk man dama ni loolu wax fa dëgg yàlla daw responsabilité la parce que nag dañoo waxante dëgg gestion affaire état du gestion wu lu jëm ci affaire tarixa ministre bi dafa am lu mu ko dénk na ko doxal ba mu mat sëkk te nag suñu fekkente ni ministre bi ci boppam li mu wax ni nguur gi jot na ci dugal 75 milliards ci opération tabaski 2020 bi ba pare xar wëlbatiku di cher man daf may jaaxal dans la mesure que 75 milliards yooyu mais daanaka du feeñ fenn xëj na am na ñoo xam ne ñoo ci bénéficié wu mais askan wi population sénégalaise de manière générale duñ ci bénéficié wu loolu nañ ko wax dem na ba ni sagu aliment bétail bi doon jar junni ak juróom-ñaari téeméer fu mu nekk nii ñu ngi koy jaayee ñeenti téeméer ak ñeent fukk parce que état bi daf ci dugal loxoom ci mbirum subvention mais là aussi ça pose problème ñun ay hommes de terrain lañu la mu déclaré nii par rapport ak li am ci terrain bi wuute na trop il faudrait que donc monsieur le ministre jël responsabilité pour que problème mu tabaski problème yëpp bañatee am dëgg yàlla soo duggee ci foraay yi sa yaram dafay daw d'abord xar na mu waroon ñëwewu ko rax ci dolli njëg ji jéggi na dayoo gestion mairie du lu nga xam ne da nga koy taqale ñoom xam na ni ala kulli al tabaski dina ñëw donc juróom benn weer avant tabaski di ñëw war a mën a wut ay sites yoo xam ne ay béréb yoo xam ne képp kuy teefanke di nga mën a jël sa xar indi ko foofu te du am benn gàllankoor ci circulation bi rawatina ci askan wi mais loolu ba fi léegi defatuñ ko foo tourner ay xar ñu ngi ko fay jaay te loolu su fekkente dañu nekk ci jamono Covid rax ci dolli mu am jaxasoo boobu problème day am donc maire yi foofu it également ils ont échoué dans leur mission parce que gestion commune gestion collectivité gestion préventive la xam nga ni tabaski yàgg-yàgg di nga ñëw waroon nga vraiment jël say matuwaay yépp pour que fépp fu nga xam ni daral la buñ fa mën a jaay nga aménager ko jaaykat yi te fanke yu ñëw ñu mën a am courant mën a am ndox mën a am sécurité bu mat mais loolu amu fi. ñu wax ci wàllub coronavirus ñu ci ñàkk seen bakkan fi mu nekk nii nag toll nañ ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn fii ci Sénégal téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent tey jii ñoo amee bile wopp fukk ak ñett yi nag ay cas communautaire la dañ ciy déglu docteur Mamadou Ndiaye directeur de la prévention. ci junni ak ñett téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñaar test yi ñu def téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo ci positif ci ñooñu téeméer ak fukk ak juróom benn ñoo ciy cas contact mooy ñi am feebar bi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro yi ñu am ci fukk ak ñett cas communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo am doomu jàngoro ji te xamuñ fu ñu ko jëlee Saint-Louis am na ci ñeent Kër Massar am ci ñaar Mbour am ci ñaar Fanok am ci benn Guédiawaye am ci benn Xombol am benn Mbao am benn Médina am benn ñeent fukk ak juróom si ñi nga xam ne dañ leen a entré woon wér nañ bés ni ki tey te bu ci yàlla àndee dinañ génn juróom fukk ñu nga ci suñu service de réanimation ñeent ñàkk seen bakkan ci bési démb gaaw ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juillet bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba
Sénégal jot na woññi juróom-ñeent junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn kaa ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro yi ci ñooñu juróom-benn junni ak ñeent téeméer ak juróom-ñeent wér nañ si téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn ñoo ñàkk seen bakkan ñetti junni ak juróom-ñett fukk ñu ngi leen di faj ci kër docteur yi. Ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu ñi nga xam ne dañoo génn àdduna yàlla xare leen àjjana di masawu aussi seen mbokk ñi nga xam ne dañoo jot a ñàkk nañ ci ñi nga xam ne ñoo génn àdduna bés ni démb ci bésu démb. Ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan bi ñu gën a sàmmonte ak digle yi ñu joxe woon yi nga xam ne dañ koy baamtuwaat bés bu nekk maanaam fépp fi nga xam ne ñu ngi fay nekk ñu fexe fi ñuy daje ak mbooloo yi fexe ba lu toll mètre nga bàyyi mètre mu dox sa diggante ak ki nga janool wala ki nekk sa ginnaaw wala sa ndeyjoor wala sa càmmooñ di jëfandikoo sa masque saa booy génn wala saa boo nga xam ne fi ngay dem dafa ànd ak di nga tase ak nit ñi di sopp lool raxas say loxo. Ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi fàttali tamit malade yi nga xam ne ñu ngi sooxaale yeneen feebar te war a dem ci seen rendez-vous ci docteur yi war nañu sàmm seen rendez-vous yi di dem ci rendez-vous yi ni mu waree. Croix-Rouge nag mi ngi wéy di dugal loxoom ci xeexub coronavirus bi ndax gis nañu ñooy cas yi ñu ngi gën a yokku ak ñi ci ñàkk seen bakkan rawatina fi ci Ndakaaru fi nga xamante ni feebar bi fii la ëppee ba tax na nag deuxième vice-président bu Croix-Rouge di woote rek ngir askan wi soppi doxalin tey rek ñuy gën a ñaax ndaw ñi Bokar Gueye lay wuyoo dañ koy teewlu ak Moussa Thiam. bon niñ ko nar a defee mooy comme niñ koy defee gox yëpp localité yëpp niñ koy defee fi ñu jaar yëpp mooy dugg ci dëkk bi wax ak nit ñi wax leen ñu jël seen matukaay te xam ni feebar bi am na ñu jël li ñu war a def yëpp ñu def da ca des nag yàllaa xam mais ñu jël seen matukaay ba kenn du leen ni feebar bi moo leen def ni wala déet wala jëlu ñëwoon seen matukaay démb bon communication boobu wax nga dëgg baaxul feebar bi moom xale ak mag yëpp lay laal bàyyiwul kenn parce que médecins yi seen bopp des fois nga dégg ñu si jógee am 35 ans 40 ans te dañ ni à part de 60 ans moo tax booy xale yi ragaluñu feebar bi pour ñoom day jaar bàyyi seen yaram te laa nag loolu mat a moytu même buy jaar bàyyi sa yaram sax jëlal say matukaay mais léegi dafa mel ni feebar bi amatul ci dëkk kenn respecteetul distance barrière yi kenn respecteetul dara laa te nag bu continuer ni day ëpp loxo te ñun ñëpp xam nañ sañu dëkk fi mu toll ay mën-mënam fi mu toll daa am na foo xam buñ fa àggee dinañ rëcc lu tax ñu doon bàyyi feebar nit ñi ñuy defee ni mu leen neexee te loolu baaxul si feebar li message bi leen di lancer mooy que ne ñu gëm ni feebar bi am na doon tele sa xel bu ciy werante sax fexeel ba takk sa masque boo yeewu suba raxasal sa loxo utal gel alcoolique def sa poche boo demee ba sentir ni sa loxo nga raxasoog moom boo duggaatee sa kër avant ngay def dara nga raxasoog saabu ba pare doog a mën a seet nooy def si sa biir kër ak sa njaboot. tey fi mu ne nii à peu près 200 volontaires ñu ngi fi booy seet nag bu njëkk ba mag ñi rek la woon mais xale yi dañ ci jàpp am na booy seet 7 ans ba jëm ko ba 60 ans mi ngi fi wala ba 55 ans 60 ans. di deuxième vice-président bu Croix-Rouge di woo rek ndaw ñi ñu gën a dugal seen loxo ci xeexub coronavirus dañuy dalal soxna Josette Kali ci pàcc bu mujj bi di la rétrospective di xibaar yu gën a fës ci ay bés yu ñu génn dañ koy teewlu. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM Aïdil Kabir fas yéene nañ ko amal fii ci Sénégal ajjuma gi ñu dëgmal di yemoo ak fanweeri fan ak benn ci weeru sulet commission nationale d'observation bu croissant lunaire ak association des imams et oulémas ñoo déggoo ci boobee bés ni mu wutee ñu nemmeeku ko ci korité gi communauté musulmane bu Sénégal dinañu célébrer feetu tabaski gi ci benn fan. coowal suuf ca Ndingler ci ndorteelu benn ci ayu bés bi am nañu ab solution boo xamante ni nëgëndiku la ngir béykat yi mën a delluwaat ci seen ay tool ci nawet gi def seen liggéey laata ñuy am solution boo xamante ni mooy doon bu mujj bi waaye lu ci mënti am waxtaan yi ñu ngi wëy bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ gi ñu dénk wàllum biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye. solution bi dans tous les cas bu ñu koy trouver il faut ñu trouver ko fekk ñu xam tool yi nu mu toll donc ñu jël natt nañ fukki tool ak benn
ci ña fa nekkoon mu nekk fukki hectare ak juróom-benn mu desaat nag ñaar fukki tool ak juróom-ñeent yoo xam ne war nañ koo natt donc tool yooyu lañ ci jubloon mooy buñ ko nattee ba pare ñu xool naka la ñuy bayee parce que ba ci période boobu dafa am foo xam ne fii promoteur bi proposé woon na nañ fa nangu léegi bi nga xam ne bii wax nañu leen loolu ñoom aussi ca gannaaw go ñu waxtaan d'accorduñ ci boobu proposition bi ma ci jotee wax dëgg yàlla ci lañ continuer di waxtaan ak promoteur bi di Babacar Ngom waxtaan ak moom ci solution bi ne ko gannaaw nawet bi ñëw na mënutuñ di continuer parce que ñii nawet moom moomuñu ko maîtriser wuñ kan la ñuy taw te chaque jour bu tawee ñoom bu ñu jiwul dañuy tardé donc ni ñu mën a jël comme décision mooy néga ni moom na arrêté liggéey bi muy def foofu ci tool yi mu bàyyi baykat yi ñu dellu ca tool yeen daan bay ci at mi comme ça bu fekkee dem nañ ci tool yi ñun danañ continuer natt bi ñuy def comme ni ma ko waxee woon ca njëlbeen te wax ko également samedi mooy waxtaan bi ñuy am dañ koy continuer ci ñeenti weer yi pour que bu yàlla defee peut-être fii ak nawet bi jeex danañ mën a am solution boo xam ne bii maanaam dootu doon solution bi négandu ko day nekk solution définitive pour que ñu xool kenn ku ci nekk bu ñu génnee ci nawet bi fan nga mën a jëm. waa SYTJUST ñu ngi wëyal seen banque yoxo donte sax jot nañoo amal ndaje ak seen jëwriñ mi nga xamante ni jëlul benn dogal ci ñetti ponk yi nga xamante ni moo tax ñuy grève ñu teewlu kii di Amath Touré di kenn ci bureau bu SYTJUST. daje nañu ak ministre de la justice garde des sceaux ci teewaayu madame la présidente du haut conseil du dialogue social ak sunu camarade secrétaire général UNSAS Mademba Sock waxtaane nañu jafe-jafe yi nga xamante ne bii moom lañu jànkoonteel jamono yi ñu jëm ci wàllu respect protocole d'accord bi nga xamante ne bii xaatimoon nañ ko ak nguuru Sénégal jëm également ci réforme statutaire yi nga xam ne yi waroon nañ tàmbali formation yi au niveau du centre de formation judiciaire ak également payoor yi nga xamante ne bii prime yoo xam ne jotoon nañu ci fay ñaari weer ñu dakkaloon ko pour défaut de base légale ñu wax ni amul benn jéego boo xam ne tey def nañ ko te tontu yi ñu ministre bi jox nekkul tontu yoo xam ne yi ñun wax dëgg yàlla doy nañu ndaxte liñ doon xaar ci moom mu nañu kat li ngeen ñu laajoon nangam ak nangam gouvernement ba pare na pour def ko ci nangam ak nangam la koy defee waaye loolu yépp amul li am mooy taxaw fi mu taxawoon la taxaw amul benn jéego boo xam ne bii tey wat def na ko ci wàllu saafara sunuy mébét moo tax ñun tamit taxaw nañu tem pour xeex sunu ak sunu yelleef moo tax ñu décider continuer xeex bi moo tax ñuy woo liggéeykat yépp ñu jotu taraxlaayu bu baax am ndëgërlaay ndaxte xeex bi dem pour ñun mu ngi doogay tàmbali ndaxte wax dëgg yàlla fi ñu jëm ak nguuru Sénégal daal du am ndox ndaxte li ñu xaatim ak nguuru Sénégal ci ay décret la ne décret yooyu am na yuñ ci fekkente ne daf ñoo bëgg foqati sunu dëgg googu sunu ak sunu yelleef yooyu ñu bëgg koo xañ wax dëgg yàlla dinañu jaral xeex moo tax ñu taxaw pour continuer effectivement xeex bi ñu sumboon am na léegi weer jëlul benn engagement interpellé nañ ko ci ay yooni yoon. téeméer ak fukk ak ñaar ci ay nit ñoo ñàkk seen bakkan ci plage yi ndoxteelu at bi ba nëga ni directeur bu protection civile di woo nit ñi ngir ñu gën a bàyyi xel ci góogee lim ci loolu sax fas yéene nañu yëkkati ab campagne boo xamante ni dañ si yeete ci lu jëm ci yooyee lab Abdoulaye Noba mooy directeur bu protection civile. depuis début année bi am nañu téeméeru ak fukk ak ñaaru doomu aadama ñu perte seen bakkan dina tax ne action yooyu ñuy def nga xam ne action yooyu du jeex action permanente la action yooyu dina tax ne que ñu wàññi donc nombre boobu parce que suñu yéene mooy que accident bañ a am depuis semaine passée dañuy jël ay jumtuwaay nga xam ne dañ ko prépositionné teg ko ci booru tefes yi ba nga xam ne que bu lorange naree am ñu dem donc wàllu nit ñi ñun suñu wàllu bopp suñu liggéey dañ ko consacré ci sensibilisation boobu nag du yem ci wàllu nit ñi di lab sensibilisation dinañ ko def ci wàll boobu mais dinañ ko def ci yeneen wàll parce que depuis quelques semaines mu ngi commencé taw te ren information yu ñu am taw yi dafa am lu mu nar a àndal day ànd ak ngelaw te bu àndalee ak ngelaw vraiment lu ñuy ne foudre dina daanu ci yenn gox yi. ca Mali kujje gi nga xamante ni ñoo nekk di fippu daanaka ay bisa ngi nag ci doxalin bu njiitum réew ma di Ibrahima Boubacar Keïta ñoom seen xel tey na ci médiation bi nga xamante ni tàmbali nañ ko ci alxames gi ci teewaayu juróom ci ay njiitu réew yu sous région bi recommandation yi ñu ngi leen di xaarandi ci altine gi yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru sulet gi ci ab sommet extraordinaire bu Union africaine. ñu fàttali leen ni njiitum réew yi nga xamante ni ñoo nekk di amal yooyee waxtaan ngir diisoo mën a am ci Mali nemmeeku nañ ci njiitum réew mi Macky Sall président bu Côte d'Ivoire di Alassane Ouattara Mouhamadou Buhari bu Nigéria Mahamadou Issoufou bu Niger ak njiitum réew bu Ghana di Nana Akufo-Addo. fii la ñuy ndar képpee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM seen rajo
dig daje dibéer bi di ñëw. Khady Sène. Josette Kali ñu koy jaajëfal mbokki rétrospective yi mooy rek daal di tëj xibaar yi di leen jaajëfal ci ànd ak rajo Sud FM di jaajëfal Assane Thioune mi nekkoon ci xarala gi jàmm ak jàmm.